waaw mais on gère rek. ñu ngi waaw on gère. sant yàlla bu baax. on gère quoi. mais yaa ngi si jàmm bu baax. waaw maa ngi sant yàlla man nag boo ma invité damay timide de man foo bu la neexee suñu ma invité moom je suis plus le Aba no stress damay nekk Aba stress. waaw c'est normal nag. c'est normal ndax buñ la invité foog nga wane tuuti yaru. da ngay yem quoi waaw da ngay ñëw yem quoi rek la du sa yëf quoi du loo moom. waaw du sa yëf mais yaa ngi si jàmm bu baax. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. kontaan nañ trop ci invité la tey jii. gars yi ñoo doon demandé invité ndax toujours damay demandé ay nit kan ngeen bëgg ma invité ko buñ ma joxee tur rek après bon ma dem xool. maa ngi bég bu baax. gars yi j'espère que kontaan ngeen Aba mu ngi nii. am yo waaye fexe naa ba maa ngi nii. Aba thème bi mi ngi nekk ci confiance en soi ndax ça fait 3 jours a ngi nii même thème bi laay jël. parce que gis naa ni presque yéen ñëpp yéen a bokk benn kii nan laa ko mën a expliquer yéen ñëpp yéen a bokk benn liggéey bi donc mën naa ni confiance moo tax tey jii Aba no stress juddu confiance moo tax leneen ak leneen juddu donc tey thème bi daal confiance en soi la yow lan nga ñu ci mën a wax ak loo ci xam mais je pense loolu mooy àdduna je pense soxna Rita donc àdduna moom looy def te gëmuloo sa bopp looy def te xalaatoo ni mën nga ci am ay ndam bàyyi ko parce que dama lay wax même yàlla suñu borom boo gëmul sa bopp mun la dimbali même ki lay ñaanal sëriñ bi ngay dem nga ne ko tàllal sa loxo ma ñaan pour nga ma tàllal sama loxo pour nga ñaan dañ lay wax ci wolof ne la ku am fit moo neex ñaanal dëgg la donc nga gëm sa bopp day commencé nga am fit mais commencé nga gëm yàlla ba pare xam ni lu am yàlla la après loolu mooy tax yow da ngay gëm ni lu nekk yow di nga ko war a mën dëgg la et lu nekk mën na nekk parce que dama lay wax benn affaire waaw mënoo gis un milliardaire wala nga gis ku réussir ci àddunaam ak ku mu mënti doon yee ku ko indaale kenn indaale wu ko dëgg la ñun ñëpp ñoo bokk ni ñu ñëwee ci àdduna dañu juddu ñii ci clinique bi ñii ci maternité bi mais kenn ñëwul am 35 ans wala 25 ans amul dëgg la ñëpp dañoo commencé fa ñuy commencé ñi am fulla ñi am fayda ñi am fit ñi am lu nu gëm ñi am loo xam ne dañ ko promouvoir di ko créer ba mu taxaw nekk dara donc nit daal ak loo mën a doon ci àdduna ak koo mën a doon boo gëmul sa bopp sa àdduna doo ci réussir ak loo mënti def donc gëm sa bopp daal am fit la am ful la bañ ku la yab diñ parfois ñu ne dafa réew déedéet réew da nga gëm sa bopp gis nga boo gëmee sa bopp da ngay bañ ku la yab boo gëmee sa bopp doo nangu ku la dimbali dëgg la même bu dee mënul ñàkk ku lay dimbali ci àdduna parce que fii ku fi ne am na ku ko dimbali ba mu nekk dara dëgg la mais ku lay mënti dimbali ci àdduna benn yoon la lay gis nga nit ku diñ mooy nit ku gëm boppam mooy nit ku am fit am fulla ku koy dimbali benn yoon nga koy dimbali benn yoon dëgg la parfois damay dégg ñu naan kii doomu milliardaire la kii mooy papaam man su ma nekkoon sama papa bu nekkoon man milliardaire waaw du ma nangu jamais ci àdduna ñu ne Aba kii mooy baayam mooy milliardaire bi man sama papa bu nekkoon milliardaire man genre ak sama comportement bi ma am ak sama idée bi ma am man ak ni may dundee sama papa bu nekkoon milliardaire mooy nekk sama premier adversaire moo nekk sama premier koo xam ni moom laay diranteen parce que dinaa la wax benn affaire même bu may wala bu may abal benn yoon la koy def dinaa fexe ba sam papa ma teg ko mu noppaluku ou bien su ma ko mënul teg mu noppaluku ma fexe wut loo xam ni sam papa man maay nekk fierté moom day wër naan maay papaam exactement tu vois donc loolu mooy gëm sa bopp doo wéeru doo wéeru doo ñëw fekk lu nit ñi di def ngay jéem a def loolu doo wax ni man la doomu diw
maay ànd ak diw wala man la ma dóor wax loolu yow fooy dem rek da ngay yóbbu soi yow da ngay yóbbu sa bopp yow donc croire en soi wala yooyu mooy c'est une force Arita c'est une force waaw c'est une force ba pare c'est un plus ci nit kuy dund exactement waaw donc je pense que waaw ndax par exemple comme li nga wax noonu c'est une force ndax am na ñoo xamante ni Aba dañuy am début bu bien ba da ngay xool xale bi ni kii ku ko seetaan dina àgg fu sori nga jëjë saay gis que muy ñaan ay gétte caaf wala mu ñëw di la ñaan paas par exemple kooku début neex na mais fi muy arrivé du loolu lan moo koy faral di indi waaw mais loolu nag mën na nekk loolu mën na nekk yu bari ah loolu mën na nekk peut-être ku ñàkk jom benn mën na ci nekk mën na nekk yàlla suñu borom ankay mën na nekk tamit yàlla suñu borom waaw mu wax ci nit benn affaire ni ko loolu day am ci moom et day am ci moom waaw loolu mën na nekk yàlla suñu borom mu teg benn affaire ne lii day am kenn mënu ci dara loolu day am mën na nekk tamit nga ñàkk jom parce que man pour man yàlla nag mooy dogal mais man je pense que si j'étais une fois milliardaire je serais milliardaire à vie sama xalaatu bopp parce que lu tax nga wax loolu déjà nii man dafa am yoo xam ne dama ko teel a bañal sama bopp dëgg la muy ay fo ay yëfu ñàkk fayda man dama teel a bàyyi baal parce que aw ma temps bu may baale man mën naa ni 6 mois ba 6 mois wala at ba at laay baali wala baal bi dama fay dem pour liggéey je monte sur scène ñu fay ma liggéey wàcc dem ñibbi waaw man duma dem ay restaurant man nekkuma ci yooyu yëpp parce que xam nga lan laa bëgg man dama bëgg teel a am casé am samay bien waaw fii c'est chez Aba lii c'est sa voiture lii c'est la voiture de sa femme lii c'est la voiture de ses enfants mooy yóbbu ay doom école man je vis comme ça Aba moo tabaxal yaayam bii kër Aba moo tabaxal famille am bii kër Aba man loolu laa bëgg man loolu laay dund parce que man banlieusard la et je suis fier je suis fier man et je suis issu d'une famille très modeste pour ne pas dire pauvre hein man sama papa il était menuisier sama yaay lu nekk la def ci àddunam lu nekk jaay ndékki sama yaay jaay na ndékki jaay na ay légumes jaay na ay jën pour que ñun suñu école dañu foogoon ni man samay waajur dañu am xaalis parce que il se tuait pour ñun dañ doon rey seen bopp pour ñun man école privée laa nekkoon di fay ginnaaw bi ma nekkee école benn école publique ñu dem ba 3e foo dañoo dàq ci école bi sama yaay moom mujj imaginer ku am 17 ans wala ay 18 ans di def 3e sa yaay di fay xam nga kon nga xam ni genre ak nga xool ko ma xool sama yaay xool ko ñu ngi koy lijjantee day jaay ndékki sama yaay mu ngi dem ay marché jën imaginer sama yaay bu jaayee ndékki ba wàcc day dem marché Thiaroye jëndi ay ndugg légume ci ngoon gi mu teg légumes yi jaay ko bu dee légumes yi fan yi dafa xaw a daanu xawul dox mu dem marché au poisson daal dafay wut jën pour teg ko jaay donc loolu mënuma gëm nga judd ci loolu yow bi ngay judd sa papa retraité na sa yaay moo géré nga judd xool loolu nga gis environnement bi gis seen waa kër nit ñi dundee après nga bëgg nekk nit ku ñàkk jom wala nga bëgg nekk benn nit boo xam ni da nga naan noo naay topp ci ay ginnaaw nit du dem dëgg la xam nga ay responsabilités yi nga am te man am naa enfance boo xam ni damaa waat barke Cheikh Ibra dama koy waat ni même su ma dee jaay sama bakket barke maam Cheikh Rafal sa samay doom du ñu am enfance boobu exactement parce que li nga gis moo tax ak li nga dund doo seetaan mukk sa doom di nekk si yenn situation ak li nga du ñu dund am boobu enfance ba pare may waat ne sama yaay du ruus c'est très du important gis du xool kenn di sëgg parce que bi may nekk jeune dama préféré woon ma nekk un joueur de foot ma essayé loolu bàyyi jànga dem di essayé loolu suñu waa kër ñu bari accepté wuñ ko sama yaay di ma làqal su may dem entraînement moo may sànni samay dàll ci ginnaaw sama papa wax ko carrément ne ko kii bu échecgee yow la échegal yow
mais ñaanal ko mu réussir parce que bu réussiree yow la réussiral. exact billaay nga dégg loolu. nga dégg loolu. sa papa nga wax ko sa yaay di la protéger ba tey. alors nga jugee yëmbal jaar HLM jaar centenaire sa kër tante sa kër yaay sa kër maam dem Mbour sa kër sœur di jouer foofu yëpp nga fa jouer football moo la yóbbu foofu yëpp alors 50 000 bi ma njëkk am sama àdduna stade de Mbour lañ ma ko fayee boobu maa ngi doon jouer ay junior laa doon jouer stade de Mbour ñu njëkk ma fay 50 000 ma dem suñu kër ma jox ko sama yaay ni ma acte bi gën a rafet mooy nga jënd ci saaku ceeb ak meew ak duun ak yooyu nga jox ko nga dem nga jox ko sa papa nga baal ko ak wax ko yow football nga bëgg ak affaire yooyu bi ma demee. waaw ba sam papa ma jox ko sam papa nag dafa nekkoon ku xaw a metti. ku tàng. waaw ku tàng ku metti moom nekkul ci ay affaire de faux ay lépp yi ay jouer ay comédie sam papa nekkul ci yooyu man yàlla sax dafa ma dimbali parce que bi may commencé sama carrière ak yooyu fekk na ko mu gaañu yàlla yërëm ko. te xaare ko àjjana mais bi may nekk suñu biir kër suñu école ay yenn animation may dem di animer su ma daan ñëw daf ma daan dóor yu metti parce que làkkat la moom sa roxule la li mu gëm mooy jàng suñu kër maa fa jàngul man maa fa jàngul maa tës suñu kër mais Rita boo duggee suñu kër ay veeru myope la ñuy takk parce que ñi fa ndaw ñoo dëkk yëmbal mais ñu mag ñëpp fii lañ am ay kër une famille bien réussie une famille ay mag yoo xam ni macha allah yàlla ngi leen dimbali mais gëwma leen sama bopp laa gëm. dëgg la man sama bopp laa gëm samay doomu baay samay taawu yaay gëwma leen man sama bopp laa gëm te fi ñu toll nii man seen fierté laa man. exactement sama rakk moo nekk à la télé suñu doom moo nekk à la télé donc di def lu baax ci télé bi. sàccul fenul deful yëfu ñàkk fayda lu dul di reetaanloo nit ñi c'est un métier noble. ma dem jox sama papa saaku ceeb bi ak diwin beeg yooyu il pouvait pas me regarder il avait les larmes aux yeux donc sama papa man ak ni mu woowee woon ak ni mu dëgëree woon ma def benn acte boobu j'avais ay 17 wala 18 ans ñëw jox ko ma gis ni kii ci intérieur am donc xolam ma ngi féex quoi mu ñaanal ma ne ma yàlla na la yàlla defal jàmm alors mu nekk loo xam ni parents yi quand même waaw. parents yi. waaw priorité quoi priorité parents yi. parce que am na ñoo xamante ne bon xëy na peut-être dañ naan man lu ma bëgg am dama koy am sama yoon nekku sama yaay des fois sax sa yaay wala sa papa du d'accord ci métier bi ngay def nga dëgër bopp dem affaire yi xaw a dëgër nga dellu baal ko àq mu ñaanal la affaire yi xaw mel na lu xaw a ubbeeku tuuti mais xale ñu ci ëpp duñ ci rendre compte. pas parce que. parents yi bu ñu nekkee en vie. waaw loo bëgg ñu la koy defaral ak yooyu mën nga leen ñàkkal fayda wala nga soofantal leen parfois daf ñu daan dal nga yor 30 000. préféré dem benn boîte de nuit wala préféré dem reer yi genre nga yeew suba rek sa yaay wax la nga dégg sa yaay am benn problème bu muy wax wala yooyu donc yow bu dee nit nga ko am jom. da ngay wéet sa néeg wala nga demaat fenn nga làqatu jooy bu dee nit nga ko am jom. dëgg la. bu dee nag amoo jom faale woo dara après loolu du la saf. dëgg la da ngay génnaat boo amaatee beneen da ngay demaat nga yàq ko mais dara du wayjur man nag je préfère pas di wax sama wayjur du sama yaay du sama c'est pas je préfère pas di wax ci ma femme ak ma mère parce que fi ñu ma fekk. dafa xaw a compliqué dama dund ak ñoom ay situation yi waaw non je préfère pas di ci wax parce que da ngay yàq suñu direct kon su ma ci waxee rek da ngay yàq direct bi je préfère pas di wax ci ñoom parce que. sama relation ak ñoom dafa nekk benn relation boo xam ni su may foo rek laa mën a wax ci ñoom mais bu ñu nekkee ci waxtaan mënu ma wax ci ñoom parce que su ma waxee ci ñoom dinaa fàttaliku lenn loo xam ni peut-être te man damaa sensible mën na yàq suñu direct léegi man damaa sensible man damaa yambare de akamaa yambare damaa gaaw a jooy donc mooy loolu moo tax man am na jar-jar bu xaw a compliqué comme tout homme comme tout le monde sax laay wax. exactement donc jaar-jaar bu compliqué boo xam ni daf lay forcer ba tey nga nekk li nga xam ni peut-être moom nga nekk wala nga nekk sa yoon bi nga xam ni moom nga bëgg a nekk metti fanaan ci mbedd yooyu bujumaan man j'ai failli être un bujumaan xeex naa ci mbedd mi fanaan ci mbedd mi def naa lu góor di def
ba mu des peut-être ay tux ak ay naan ak yooyu moom yàlla dimbali na ma ci ba fi ma toll nii musuma cee fo musuma cee dugg mais lu góor di def. rek mës naa ko def. lu góor di def moo xam mës naa ko def mais après bu la yàlla dimbalee ba orienté la ba teg la ci le droit chemin waaw ba teg la ci le droit chemin après doo def ci lu dul di ko sant yàlla mais je pense que àdduna nga nekk ci lu baax moo gën a xaw a compliqué nga nekk ci lu bon dëgg la de moo gën a metti parce que boo nekkee ci lu baax am nga looy bëgg am nga looy bañ waaw am nga lu la war am nga loolu dul accepté man tey avant muy am doom ak tey am na différence parce que tey dinaa rus suba ma def benn affaire ñu ne sama doom sa papa moo ko fi defoon lii déjà damay am problème samay doom maa ngi leen di xool parfois nii xalaat leen bu ñu nekkee mag bañ laaj leen yéen seen papa lan moo nekkoon liggéeyam waaw bañ ne animateur la dañ naan animateur ak lan parce que am na dëgg la non mais quand même c'est une fierté parce que non dëgg la li nga wax nii dëgg la de faire rire aux gens donc loolu moom c'est un plaisir pour man donc loolu moom c'est une passion lu ma bëgg la et puis dama koy dund mais am na ñoo xam ni dañ naan Aba sa métier neex na non métier fen ak a neex fen lañ ko wooye alors que du fen humour la parce que humoriste am na partout dans le monde et muy ay nit ñu respecté muy ay nit ñoo xam ne ils sont riches ba yow daf lay jaaxal alors non dëgg la Sénégal mënuñu accepter yow humoriste bi faj nit ñi di kontaan loo nit ñi mënuñu la gis yow nga kontaan quand même mukk parce que waroo dawal oto bu rafet dëgg la Rita yow humoriste nga tu es un clown wala dëgg la tu signifies rien wala dëkk ci kër gu rafet alors que comprendre ñu ne une fois nga génn au Sénégal dem Afrique waxuma la sax dem Europe wala Amérique dem Afrique là tu vois des humoristes yoo xam ne c'est des multimilliardaires dëgg la léegi nag man foofu laa teg sama bët man mën naa taxaw nga may reetaan mën naa taxaw di la dajji mën nga maa manqué de respect ay Aba bàyyil fenn ak yooyu mais doo ma gis di ma yërëm wala nga may gis di ma xeeb wala ngay gis sama doom wala sama soxna di ko yërëm wala nga du ma ko nangu waaw du ma ko nangu man damay make money man show business laay def ma ñëwaat ci dama gëm sama bopp gëm li may def dëgg la au début c'était un peu compliqué un jeune bu ñëw ci milieu animation dafa métti ne damay nekk animateur ak ñi nga fekk ci animation que je respecte ñoo xam ni dama leen respecté parce que lu ñu doon tey wala bu ñu xoolee animation bi ñu topp seen ginnaaw muy grand yëpp Didier Boubs Pape Cheikh Sarr ñoom Alima Ndione Kulim Dioum ñoom ñëpp dëgg la ñu orienté la yow sa vision orienté sa amour ba nga bëgg métier bi nga xam ni moom la ñuy exercer mais ñëw ci indi ci ay innovation nag ma ñëw ne je suis animateur mais métier bi duma ko def 10 ans dama lay wax li nga xam ni moom laa teg sama plan de carrière man waaw je suis animateur mais je vais pas exercer ce métier pendant wala plus de 10 ans non su ma paree ci animation bi waaw ñi naan ma Aba dër maa tay seen yoon nekku ci xam nga yow xam nga kon léegi ñu yàq direct bi léegi ma arrêté direct bi arrêté ñu may manqué de respect leen nag ñu may manqué de respect non waay indil ma Aba yaa dër xool ñaama Aba yaa dër ba damay wax benn affaire de sama dër bi ma dër nii day def sama charme man sama dër dafa am caaj mais am na ñoo xam ne seen dër feebar la ñoo xam ne balaa ñuy wax dañuy man ñooñu dañoo feebar man dama am caaj man sama dër kii day càng sama dër man par exemple moo xam pare mu càng mais am na ñoo xam ni du génn am na ñoo xam ne du génn mën nga dem fii ba ñu liberté du ñëw maa gis kenn koo xam ni yow kii yow di après ma ñëw ñu yeggale maa gis kenn koo xam ni waaw daa dër bu waaw taxaw fii di wax ci keneen dem fee xoolal daa dër ba fee dafa dër yooyu dër lii du dër ñoo dër mooy ñi nga xam ne mënuñoo wax ñoo dër ak ñoo xam dañu màcc tàngal
am barki yàlla am na ñoo xam dañu mel ni ku lekk tàngal yow ñoo ñoo dër man day càng baaxul de man day càng tu as vu léegi ma ñëw ne léegi ma ñëw ni bu ma nekkee animateur rek te man am naa benn plus mooy da ngay neex yàlla moo lay may nga neex naturellement ah dëgg la de du looy forcer du looy xëcc wala looy ñoddi du looy préparer wala looy répéter yow une fois nga toog rek tu improvises wala tu prépares benn affaire bu ñuy wax ñëpp daanu dee ma ni ça ma ni lii mën naa ko exploiter dëgg la parce que tu vois parfois nga gis ay one man show au Sénégal xamuñu ko woon nga gis benn waaye ju def one man show et puis il est animateur wala il est acteur waaw en même temps di def one man show man pourquoi pas lii mën na nekk première fois bi ma ne damay def one man show entrée parce que bi ma ko njëkkee def premier jour bi ma ko njëkkee def Blues Saxo la woon fii Yoff 15 personnes ñoo ñëwoon 15 yëpp suñu waa koñ la Norita 5 billets yi leen jaay 10 yëpp dañ ko maye je te jure ah est-ce que bi ñu di defaatee mois bi ci topp ba foofu ba tey am 30 nit 30 personnes ñoo dugg dañ doon génn di yuuxu tey nga dem ba koy def grand théâtre 1800 places waaw waaw xam nga mu des une semaine ñu ne billet amatul guichet fermé est-ce que nga jaay plus de 1700 et quelques billets genre c'est rare nga gis grand théâtre même musique di jaay plus de 1500 billets musique c'est rare donc nga jaay billets yi ba billets yi jeex ba amatoo billet nit ñi ñëw grand théâtre nga gis ni grand théâtre mel donc nga xam ni nit da ngay am loo gëm waaw xam nga kooku gëm-gëm moo tax yow tey jii nga mën a def lii yëpp nga mën a jaar ci paay yëpp ginnaaw bi nga jugee ci loo xam dafa metti woon parce que nee nañu ku jugee ci lu metti yàlla lay yóbbu ci lu neex xam nga am na ñoo xam dañuy préférer jugee ci lu metti dem ci lu neex que ñu jugee ci lu neex door a dem ci lu metti foofu nañ ci yàlla musal nañ ci yàlla musal nañ ci yàlla musal nañ ci yàlla musal parce que mooy tax ñuy ñaan yàlla nañu yàlla may mujj bu rafet booy ñaan mujj bu rafet c'est pour sa àdduna li war a metti yëpp na nekk looy fàtte looy nettali ma faral di wax ni parfois waaw suñu kilifa yi dañoo war di toog ci plateau yi wala ñuy def ay direct yu mel nii nga wax étudiant bu fekkee étudiant nga woon nga wax ak étudiants yi nga xam ne ñoo nekk actuellement à l'université wax leen yow fi nga jaar di nga nekk université parce que am na ay kilifa yoo xam ne bi ñu nekk université tey ils sont milliardaires mais bi ñu nekk université dañ lay wax ni genre bu ñu amaan feet wala ñu am lii jaw maa ngi lay bëggee jaw mais respect moom it jaar na fi keroog de c'est mon ami jaw c'est mon frère c'est mon frère nit la ku ma estimé parce que tamit moom mu ngi def wàllam ci liggéey bi il est jeune ah bi mu ñëwee ak léegi taxu ko yàgg ñaari at je pense la mat ñaari at mais mu ngi mel ni ku ci def fukki at macha allah yàlla nag def lu ko ëpp mais c'est mon ami et puis c'est mon frère et ñu bari dañ may wax ni dañuy gis ci jaw man genre parce que vous avez les mêmes parce que il est talentueux il a du talent c'est juste loolu la parce que man duma nduroo ak ku amul loo gëm man duma nduroo ak ku mënul parce que man damaa mën gars yi dugal leen kër yi waa damay maa ngi coupé direct non mais dama lay wax nit non mais nit da ngay xam sa bopp nga waxal sa bopp yu baax oyof nga dëgg baax nga bàyyi faal nga mais nañ leen nangul ne bi nga ñëwee ci affaire bi waaw bougé nga am nga loo indi ba pare indi nga sa style bopp nga démarqué wu bi nga ñëwee fekk gars yi di def lii tu t'es démarqué créé benn affaire bu nga xam ni en Europe et partout dans le monde koo gis danaan la Abba tu fais un bon boulot parce que yaa ngi ñuy wéttal dañuy ree ba sonn man rek bul ma fay bu ma am xaalis bu ma am dara mais ça fait plaisir man pour man nit mënu la fay sax et ça fait plaisir ma gis nit ñi di am plaisir man loolu man loolu moo may dundal et je vis pour faire vivre man damaa bëgg nit ñi di dund pour man may dund man damaa bëgg nit ñi di békk pour man may békk man awma problème mu kenn man bëgguma mer Buuba Dambaaw moo ñu nuyu noonu Buuba Dambaaw
like sakurumba like sakurumba like sakurumba inde ganda go bu dembaaw la et Bouba mes respects tu as vu voilà au Sénégal il y a beaucoup de jeunes yoo xam ni culture bi ñun dañoo amoon problème suñu culture ñu koy extérioriser maanaam suñu culture yi dem à l'étranger dëgg la di dem à l'étranger voyage fu ne ñun ay yeneen culture rek la ñu doon indil ñuy consommer dëgg la il faut que nit ñi commencer ñun dinu consommer dëgg la héritage ñun dañoo neex non trop yéen déggoo mën leen yéen gis nga abaay yéen kenn mënu leen fay ndax am na ñu tëdd si lalu hôpital bii war a fayu ak xaalis boo xamante ne dafa bare amuñu som bi le fait que ñu leen di seetaan di leen xool xam nga seen xool di seetu ñuy ree rek docteur mën na xëy suba ni la soxna si lan moo la faj parce que ñun jaaru suñu loxo reetaan boobu sax dafa wax am na ci yenn feebar yoo xamante ni reetaan da koy faj je te dis yéen lii c'est un geste liggéey bu noble la kenn mun ci dara au Sénégal nous sommes 16 millions nga bokk ci 10 wala 20 humoristes wala animateurs yoo xam ni Sénégal dañuy la accepter ni yow da ngaa neex ba lay suivre mooy neex nga ndax Sénégal 16 millions yëpp a neex waaw balaa ngay xam ni 16 millions yëpp a neex tu fais une vidéo nga publier ko dëgg la yow sa vidéo bopp du la rey les commentaires ñoom ñoo lay rey dëgg la kon nga xam ni les gens qui te suivent ñoo la gën a neex ouf bu ñu demee ba accepter ni kay yow da ngaa neex rek da ngaa neex les Bouba Dembaaw les Doudou fait des vidéos les Zal les Diaw Ketchup les Mahfous les Abba les Datigna c'est des xola billahi bu ñu nekkoon ay nit ñu weex wala ñu nekkoon ci beneen dëkk bu dul Sénégal ay milliardaires lañu ñun billahi mais xam nga Sénégal dañuy dese xam valeur nit valeur surtout comédien ay Rita bul jum ba nekk fi ko ay man dinaa nekk ci comédien de billahi golonga da ngay romb ci mbedd bi ñaan la kaay yow kaay yow kaay tànnoo ñëw kaay wallaay waaye li sama métier la ci laay fayeeku doo gis benn kuy liggéey ci banque mu romb la ci mbedd bi nga xam indi xaalis bi yow amul dëgg la mi comédien am na ñu ma gis ñu naan ndax Abba mën nañu laaj ay question bien sûr laaj leen mais yow nga lire ko après nga envoyé ma ko man garaawul amul tabou amul limite nañ dem Abba la ni nga laaj kii nee na mais Abba tegal ñu plan de carrière bi boo quoi waaw mooy commencé ko amoon prêt à porter di jaay yére doon jaay Wally donc di jaay Wally bi ma koy jaay ñu dem ba am connaissance loolu mat na fukki at wala mu ëpp ko am connaissance bu soxlaa benn affaire woo ma indil ma lii ma indil ko dem ba xamante mais comme noonu ñu xamante ma daan dem këram heure añ bu ma fa fekkee ma añ donc bu ci añ bi wala ci reer bi mën naa leen seeray ñoom bañ suur man may lekk dama leen di gàjj ñuy reetaan après ci la ma wàll ne yow da nga war a def animation wala nga def genre humour wala yooyu ma ne ko loolu rek laa bëgg après entre temps ma dem Convergence FM sama benn xarit bu doon liggéey foofu boobu temps boobu amoon naa scooter maa ko doon yóbbu Convergence benn jour ma jël temps ci antenne bi wax ci après seen directrice moo ko dégg ne ko Henri kii ay kan Henri mu ngi dëkk HLM maa ngi koy nuyu bu dee mu ngi ñu xool wala kenn ku ñu xam di kenn koo xam di ñu xool nag ma ko nuyu Henri donc mu ne Henri kii kan la Henri nag kii mooy Abba sama benn waay la affaire yooyu après seen directrice bi ne ko est-ce que mën naa ko gis mu ne ko waaw après ci le lendemain xaw ma le sur lendemain man dem fa man ak moom ñu gisante mu ne ma dama bëgg nga am fi émission tous les mercredis ak yooyu boobu prêt à porter laa yoroon te maa ngi doon ñam ay morning nga wax ma ay kaay toog à la rajo tous les mercredis heure boobu heure client la ay 21h 22h boobu Wally mu ngi doon jouer ay 21h ay penc mi boobu astafurlah Wally mu ngi doon jouer le mercredi au penc mi ma ne ko mercredi damay am ay client damay wax ay kii mercredi émission mënu ma ko mën a ma essayer rek après ma essayer commencé di am plaisir affaire bi waaw xam nga après comme ci lu ma ko woon au sérieux boobu maa ngi mos ci prêt à porter beeg yooyu ma ne waaw ma ne affaire bi daal mënuma yóbbu fi ma bëgg a yegg après je pense benn weeru koor ma commencé def benn stage Africa 7 ba ñu ne ma kaay signé contrat bi Africa 7 stagiaire waaw Sen TV ci lañ ma woowee ñoom tamit pour di ma essayer parce que benn grand théâtre Wally nga Wally dama commencé woon di def ay première partie au penc mi
mais Rita bu fekkee samay première partie au penc mi Rita boo amul loo gëm waaw wala amoo fulla rek ñëpp mën nañ la décourager nga décourager mais billahi nga retourné waa dellu fa nga jóge woon gis nga xam nga la ma Wally Seck doon 1h du matin xam nga ku war a yéeg 2h Wally 1h la may jël yóbbu ma ba penc mi taxaw ci buntu penc mi di ma xaar pour man ma yéeg 30 minutes ci kaw scène bi lépp ambiance tëpp dal def yëfi dof penc mi yëngatu le temps ñuy installé musicien Ramdani Wally ñëw yéeg joué billahi wallahi barke Cheikh Ibra dama daan yéeg ba wàcc ma romb nit mu ne ma boo yéegatee ci kaw scène bi dinañ nangam taan sa nday nga ni bu ma génnee ci biti dama naan Wally dootu billahi wallahi taala dama naan Wally bu ma yéegatee barke non parce que nit ñi du yow la ñuy xaar dëgg la parce que musuñu la xam musuñu la gis duñ la bëgg dëgg la duñ la bëgg yaay forcé sa bopp lépp nga doon def lépp ambiance tëpp yuuxu daw doo nekk nit ku am fulla seen kanam wala yooyu mais li tax ma naan mooy li tax ma naan Wally Seck il a une très bonne vision et puis dafa gis fu sori parce que daf ma doon forcé dëgg la Wally daf ma doon wax dañuy dem par force daf ma doon dem ba indil ma ci histoire moo may dugal këram jox ma yére ma sol jox ma daal ne ma dañuy dem par force ma dem yéeg mu ne ma fexeel ba heure booy wàcc nga wàcc ak ambiance mu ne ma fexeel ba loo fa mënti def booy wàcc na nga wàcc ak ambiance je me rappelle benn fête la woon de je sais pas Tabaski waaw je pense que benn Tabaski la woon su ma juum Tabaski 2014 wala 15 waaw Wally Seck nekk en retard man nag sama carrière en retard yi Wally di nekk en retard yooyu moom daf ma cee dimbali en retard je me rappelle ñaari en retard Wally Seck bokk na ci li taal sama waaw parce que Wally penc mi na njëkkee nekk en retard ma yéeg maa ngi koy fàttaliku maa ngi sol cuubu palmaan laa soloon xam nga palmaan yooyu nga xam ne day takk sa yaram xanaa yi takk sa yaram nga xam da ngaa teewoon xanaa di takk sa yaram palmaan yére bu riche la palmaan laa soloon waaw bu ma solee palmaan bi yéeg Wally exeegul ma géré parce que fête la woon fête day bari nit banlieue beeg ñëppay ñëw et boobu am na ñetti nit rek ñeent nii di la commencé xam nga yéeg aba bi da lay yokk fit dëgg la ma yëngal Wally nekk en retard ma yàgg ci scène bi Wally tegate dafa ñëw toog ci kaw toog ci VIP bi toog di dama xool yow keroog penc mi di yuuxu nit ñi di daanu penc mi di ree nit ñi di ree Wally yéeg na 15 minutes après mu wàcc ñëw ci kaw scène bi ñu gisante man ak Wally mais bi may wàcc nit ñi doon yuuxu ba ñi ma doon saaga ak yooyu ba bu ñu bañ ma wàcc scène bi après Wally pour wan la ni day nit ku baax la foofu ci kaw scène bi kott na ma benn genre kott boo xam ni tàppal ma ne ma et je suis fier de toi xam nga loolu ma xam ni kii ni mu ko waxee quoi ak plaisir bi mu ko waxee grand théâtre je pense ci même année bi waaw Wally di waaj a yéeg boobu Cosar ak Alima Ndione ñoom ñoo doon animé nekk gu ma Sen TV de nekk gu ma Sen TV ci même année bi Wally di ñëw grand théâtre di yéeg bay waaj a yéeg ñu ne xaw ma paan xaw ma ci affaire guitare bi xaw ma daal am na fi lu am paan parce que Alima Ndione ak Cosar dafa demoon ba public gi naan Wally xam nga yooyu ñoom ñu présenté Wally ba génn Wally lañ doon xaar mais dafa am benn paan bu amoon ci wàllu orchestre yi am na benn instrumental boo xam ne moom lañ doon continuer di ko defar ak yooyu waaw en tout cas ma ñëw Wally na ma yaa mën lijjanti lii parce que lii ñuy xaar ni dina def 5 ba 10 minutes yaa mën lijjanti lii ma ne ko nag da ngaa boobu t-shirt Faramareen laa soloon boobu t-shirt staff laa soloon ma ne ko Wally yaa neex nag man mii ci kaw grand théâtre gi grand théâtre ni mel ci nit nga man mii ma yéeg fi koy sacrifier man Wally ree ne ma billahi wallahi mën nga koo toj ma ne ko toj fii mais Wally na ma demal ñu changé ma yére indi ma benn chemise ma sol changé wu ma ci suuf fii lañ ma solal benn chemise rek en retard ma sol ko mais comme Wally lañ présenté nit ñi Wally lañ doon xaar ma dugg li ma dimbali mooy nit ñi noonu ñu war a acclamer Wally noonu war a tàcc Wally parce que Wally lañ doon xaar man lañ ko tàccu ñu fayal ma lamp yi ba ma dugg ci salle bi ñu taal lamp yi benn entrée mooy salle bi yëpp yu Wally benn affaire moo ma may ma toj fa
mooy dañoo taal lampi rek muy man may leen naxee mbaay léegi boo nee naxee mbaay am na public bi moitié bi di reetaan moitié bi la xam naan abala kii abala ni mu réewee kii abala ma nekk à l'aise 5 minutes lañ ma doon ñaan et j'ai fait 28 minutes ci kaw scène bi est-ce que may wàccaat scène bi même scène boobu grand théâtre yëpp di yuuxu loolu nag yaakaar naa sama carrière looloo ko taal nag foofu la am na ñoo xam ne peut-être ñu ngi fii di xool di suivre rek yooyu te je pense que fekke nañ loolu wala fekke nañ samay commencement et tout donc loolu daal dafa bokk ci li nga xam ni moo taal suma carrière Wally Seck daal donc c'est une personne que boo xam ni dama ko amee sant ak ngërëm sama giir dund waaw sama giir dund Wally mënu ma ko fay sama giir dund sama xarit la et puis matelas bi nga xam ni man ak sama soxna si ma seen matelas bi ñu njëkk a dëkk bi ñu njëkk a fanaan Wally ko jënd néeg bi ma njëkk a loué avance bi waaw Wally Seck moo ma ko jox est-ce que donc day nit koo xam ni moo tax problème amoon fii bi Aba di jóge 2S di dem TFM ak yooyu mais ñu bari dañu comprendre woon après bi nga yeggee biir TFM ñu gis Wally ñëw dugg TFM gis mu am programme TFM ànd ceeg moom gis après ci la ñu bari comprendre yaa ngi doon dégg sax ay nit yu naan non Aba baal ñu parce que comprendre ñu woon ak yooyu mais da ngay xam ni peut-être les Sénégalais parfois duñ comprendre yu bari mais yow munoo fu ne nga wax fa munoo fu ne nga dem fa expliquer leen parfois rek da ngay dem après ñu lay dab ñoom di comprendre affaire yi ni mu demee quoi donc c'est ça sama carrière noonu la commencé le surlendemain ñu essayé ma à la Sen TV à la Sen TV après le sur après lendemain maanaam le surlendemain beneen bis bi ci topp lan la koy waxee ci tubaab le surlendemain surlendemain bi donc ma dem direct ci Sen Xéwal après paf la carrière est-ce que boole seeg sa gëm-gëm bi nga àndal parce que defe naa yéen ñi boo ko gëmul woon kon du ñu waxat ndax gëm naa ne am sa ay morom yoo xam ne commencé nañ def nañ comme yow ni nga def mais musul aboutir à rien donc dañu fu ne nga def fa dellu ginnaaw fu ne nga def fa 1 an 3 télévisions leaders yi nekk au Sénégal la Sen TV 1 an 4 mois 1 an 5 mois 2S TV 1 an est-ce que la TFM ma ñëw fi mujjee fi te foo ci dem boo fa arrêté fa ngay dem dañ lay njëkkante dañ lay xëccoo pour nga ñëw donc je pense que du loo xam ne da ngay fëgg sa dënn am na ndimbalu yàlla mais am na loo gëm am na ndimbalu yàlla mais am na loo gëm et aussi ñëwoo pour nekk un kii numéro 2 mooy ni ma la ko waxee da ngaa ñëw indi sa style bopp da ngaa ñëw indi leneen lu bees donc nit ñi miis nañ loo xam ni genre musuñu ko woon gis ci animation parce que animateur boo xam ne dafa nekk en même temps humoriste yow ngay fay animateur à part di fay humoriste à part je pense que boo amee nit kooku da nga am une pierre deux coups donc soxlaatul ngay fay humoriste ak animateur tu payes les deux et kenn ki mooy ñëw nga fay ko prix bi ngay fay deux fay ko prix benn moo tax Sénégal bëgg giñ ma bëgg amuñu choix bi waaw parce que man du ma wax ak nit ci ay bët wala may wax ak nit ci sa bakken wala say nopp wala dara man seeni xol laay laal man yow mënoo maa bañ parce que liy dundal nit du lekk du naan bu doon lekk la bu weeru koor bi ñëwee ñun ñëpp ñu dee wallahi azim du dara bu doon ay sol yi yëre la ku summeeku di sangu ci douche bi doo génnaat da ngay dee dëgg la xaalis bu dee mooy dundal nit parfois nga yor ay milliards ci banque bi nga tëdd nelaw sa kër doo yor 10 francs ak carte gab nga dem ci gab bi du dox bis boobu nekkoo milliardaire lii dundal nit ci xolam la nekk donc képp koo laal xolam laal nga ko képp koy reetaanloo képp koy fexe muy bëgg même nit parfois doo ko neex mais il voit sa femme wala ses enfants qui t'adorent alors il n'a plus le choix daf lay bëgg par force daf lay bëgg par force donc tey ngay essayer benn affaire mooy animation ak comédie y a
2 ans wala il y a 3 ans tout le monde te critiquait ñëpp doon critiquer naan non dafa ñàkk fayda wala lii mais en ce moment tous les animateurs font de la comédie. bu baax te moo alors dafa place bi mu jël sax leneen jëlatu ko. alors que kon yow am nga benn avance ci ñoom boo xam ni wala ci ñoom wala ci sa métier am nga ci benn avance boo xam ni peut-être am vision la wala peut-être am objectif la wala peut-être dimbalu yàlla la. tey jii ñëpp a ngi def animation ak humour. au début yaa ngi doon foo les réseaux sociaux. yaa ngi ci doon foo ñu ne affaire de perte temps la. c'est un truc pour les jeunes les enfants et tout et maintenant ku nekk nga ñëw ci réseaux sociaux yi. dëgg la. et noonu laa fi bàyyee loolu yëpp parce que loolu moom yàlla dimbal na ma ca kanam loolu ma gaaw a dab bu soobee yàlla. waaw léegi nag dama fi balool dem def leneen léegi bientôt nga gis ma def leneen ñu naan waaw moom léegi ci lii la ne donc c'est ça donc suñu carrière yàggul. et man animation bi ci monde animation bi bugguma ci def lu ñaaw ci temps bi ma ciy def. exactement parce que am na yeneen ak yeneen yi ma bëgg man sur scène laa bëgg. et les scènes internationaux quand même. je veux représenter mon pays. man dama bëgg sama réew ma représenter ko en humour. comme les joueurs de foot ni ñi demee ay coupe du monde ñi way dem ay grand bal dem ay fii dem ay il nous faut des humoristes yoo xam ne dañuy représenter le pays. dëgg. parce que tamit ak lu ñu mën a wax ci àdduna le rire moo dominer fépp ci àdduna c'est le rire qui domine. donc il faut que ñun ci li nga xam ne moom la ñu nekk ñu fulaal ko jox ko fayda mën ko gëm après. fulaak fayda moom lu mu la mayul du la ko xañ. lu la mayul rek du la ko xañ. bu dee am na ñuy laaj foofu bu dee dañuy laajte waat foofu beneen question. am na aba fii xam nga ñaata question moo fi ne. na ñëw ñu xool. na ñëw na ko dal. wuyul kii neen la lan ngay xaar pour dugg ci cinéma. waaw loolu c'est un projet. boo xam ni muy en cours. waaw. je pense dina commencer ci weeru koor bi. waaw. mais après day continuer incha allah man pas cinéma comme ni ko gars yi di defee les séries ñi def man et je suis un comédien et je fais de la comédie man je fais du 100% comédie. donc am nañ benn projet boo xam ne muy en cours xam naa ni fii ak weeru koor gi tax ko yàgg nii ñu ngi ci tournage et tout donc bientôt léegi nit ñi commencé ko gis projet yooyu maa ngi ci donc loolu moom ñu ngi ci quoi ak ban question. say bëri nañu ay dafa illallah aba ñi fa mel ne yow lañ ci doon xaar nag. waaw ñii yow dañ maa bëgg. ana ñi ko 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 bëgg. au fait Aba quels sont tes projets pour le peuple. waaw man nag dama bëgg pour commencer. la banlieue.